ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal. nuyu nañ leen di am mbégte bu baax a baax di dellusiwaat ak yéen seen émission l'invité de la rédaction tey nag ñu am mbégte di ci dalal commissaire Cheikhna Keita moom ñëpp xàmmee nañ ko ci réew mi ndax moom moo fi jiite woon OCRTIS di kuréel googu nga xamante ne bànqaas bi sax dañoo xeex lépp lu jëm ci wàllu drogue ak xeetum ñoll yooyu mu am fa taxawaay bu am solo gannaaw gi nag moom engagement politique bu mu sóobu nekk sax comme dafay jàppale président de la République Macky Sall moom la ñu fas yéene amal waxtaan tey ji dinañ waxtaanee lu yaatu ak moom ma bàyyi ko mu nuyoo ak ñi ñuy suivre laata ñoo door waxtaan bi commissaire nuyu naa la. sant yàlla bu baax a baax maa ngi lay delloo nuyoo di nuyoo seen téléspectateurs yi di nuyoo l'ensemble de vos collaborateurs ici. di ñaan yàlla lépp luñ fi taataan mu jëriñ askan wi. jërëjëf commissaire ñiy rafetlu invitation bi ñu nangul waxtaan bi dañ koy dooree ak lu ay di jàmmat mooy immigration clandestine bi. ñëwaat na bëri na fi ñi ñaa ngi gis ndaw ñaa ngi wéy di dugg ci gaal yi di dem di ñëw ñu jàpp ne nguur gi moo échoué ci politique de l'emploi bi mu waroon defal ndaw yi ñeneen ñi ne déet ndaw ñi ñoo yàkkamti seen ay wërsëg ndax crise bi fépp la nekk ci àddina bi d'abord noonu naka nga gisee phénomène bi ak ndaw yi ni ñuy wutalee géej gi. man phénomène bi effectivement lu tiis la. waaw mais ci sama gis-gis. am na ay événement yu amee yi nga xam ne soo amee ci àddina bi ñëpp dañu war a jiital xel jiital sago jàngat lu tax événement bi kenn prévoirul woon ni ak situation Covid bi ni mu demee dina doon occasion pour que immigration clandestine bi rebondir gën a intense gën a metti malgré cela mu mel ni ndaw yi dañu xabtalu dugg ci benn conviction bi nga xam ni daf ni tey la wala dootul nekk kenn xalaatu ko woon ñu ngi doon xalaat ci àddina bi nu mu génnee ci Covid bi bu amee dañuy def jàngat plutôt que ñu dugg ci ay trajectoires yu habituelles parce que en général bu dara doxul rek dañ naan nguur gi moo échoué wala ñu dugg ci beneen côté trajectoire daal di stigmatiser jeunes yi ça veut dire ñoom ñu seet fu leen di tëralee def leen ay victimes def leen ay nit ñi nga xam ni seeni problème moo tax dañu yàkkamti solution ainsi de suite. loolu yëpp du génn addina bi dafa toll ci pass bi nga xam ni suñu métit loo tawat yi ak ñi ñàkk seen bakkan ba pare dañu war a comprendre lan moo xew dañu war a xam ñun fan la ñu nekk ñu seet malgré que Covid bi événement bu grave la ci biir contexte bi lan la ñu mën a jàng li nga xam ne daf ñuy permettre ñu maîtriser phénomène yi nga xam ni développé wu nañ ci. ñu xool ndax ñun Covid bi tey du occasion bi nga xam ni dinañu permettre ñu taxawaat. xoolaat suñu bopp dal di delloowaat suñu xel ci lan la ñu war a mën a jëlaat comme départ pour maîtriser problématique gu jeunes yi parce que effectivement jeunes yi seen problème mooy am fu ñu muccee. fu ñu muccee ci am ci lu ñu jàpp. am lu ñu jàpp mooy fu ñu muccee ci am fu ñu muccee ci mën-mën mais loolu
difficulté boobu du difficulté tey du pour layil gouvernement bi mais loolu lu fi mës a nekk la ñun suñu condition yu pays sous-développé la. mais est-ce que échec tamit amu ci gouvernement parce que gis nañ ni dañuy teg ay politique yu bëri di góorgóorlu mais yëpp rek daanaka ba léegi ndaw ñaa ngi génn di dem. waaw mais boo nee échec amul ci gouvernement bi da nga amul dellutu gannaaw ba xam politique yooyu kañ la commencé dama d'accord ni situation yu tegaloo la ñun suñu jamono biñ ci tolloo. politique yu mel nii ñu ngi fi woon ay politique de l'emploi politique de jeunesse politique de création d'emploi depuis temps wu Abdou Diouf ñu ngi newoon ci situation wu comment dirais-je encore projet maîtrisard pour aider les jeunes yi nga xam ne dañu dem université jàng mënuñu am këfin loolu léegi ñeent fukki at la ñu nekk ci loolu jurul li nga xam ni moom moo war a faj lii ba ñuy dem ba Abdou Diouf jóge fi ba ñuy dem ba Abdoulaye Wade di ñëw malgré ça ku nekk yaa ñëw di indi mais conjoncture bi ak contexte bi ñu nekk dafa am ay gasax yu nekk ci biir yi nga xam ni il faut que ñu mën a delluwaat gannaaw ressaisir loolu te contexte bu mel nii moo ñu jox recul bu doy man du soo nee rek dañu échoué dafa mel ni dañu jékki-jékki rek en 2012 wala 2013 problème ñëw rek ñu ni solution doxul ñu ni dafa échoué kii phénomène société la phénomène réew la contexte africain bi moo généré colonisation bi ak loolu yëpp moo am ay conséquences yu indi lii mais ñun ñoo ci war a génne suñu bopp état bi dafa war a jël conscience dimension wu responsabilité ci loolu malgré tout ce qu'on peut dire pour dédouaner que ñu mën a taxaw xam ni tey la tey il faut que ñu trouver ay solutions parce que jeunes yi mënuñu xaar mais jeunes yi tamit ñu bañ leen victimiser ñu def leen ay acteurs suñu delloo ci dinaa leen ma xalaat ci loolu. jeunes yi ñu def leen ay acteurs naka la ñu leen defee acteurs jeunes yi comme ni damay bañ dugg ci samay réflexion bopp la. waaw ci ay dimension wu taxawaay yi nga xam ni man dama gëm ni jeunesse. soo nee réew 70% population bi. ñu ngi toll ci fanweeri at ak juróom ak lu ko néew. ça veut dire téeméer boo jël juróom-ñaar fukki nit ñi ci Sénégal ñu ngi toll ci fanweeri at ak juróom wala lu ko néew. nga taxaw ni sama réew mi kat économiquement fii la tollu développé wul am na foo war a jaar pour comprendre sa bopp pour comprendre sa ay pexe pour comprendre sa ay mën-mën soo jëlee nag ay schéma wu classique ay structure ay réponses yu classiques yi nga xam ni ay essai financement ay ceci cela doo dem parce que bàyyi nga énoncé bi ci gannaaw da nga naan lan mooy sama problème ak lan mooy solution bi boo jëlee réew ñu mel ni Japon bi ñu jógee ci deuxième guerre mondiale dañu appuyé wu ci seen peuple ak réalité yi pour rebondir ñun tey bi ñu traversé 1960 ba ak si fii suñu taxawee rek constaté ni ñun kat ndaw yi ñoo ëpp mag ñi force boobu ci lañu war a appuyé wu tey pour def jeunesse yi ay acteurs bañ leen def ay victimes def jeunesse yi ay acteurs bañ di mettre lu ci seen sort responsabiliser leen mais pour nga mën nga responsabiliser il faut nga am mu am encadrement. il faut ñu réfléchir ci nan la ñuy fexee ñun ba jeunes yi ñu bañ leen bàyyi ci lii communication gouvernementale bi ak organisation wu dundin bi ci réew mi organisation quartier yi organisation bi réew organisation jeunesse bi organisation wu ay système de volontariat ay système d'encadrement dans les quartiers tout cela ak situation wu yi nga xam ni fi xale bi toll ba war a am métier nan la ñuy def ba mu am métier mais lan moo koy accueillir lan moo koy gëmloo boppam ba mu xam ni moom mi kat réew mi moom moo ko gàddu idée yooyu man moom laay brasser di seet nan lañ ciy génne parce que amul beneen yoon feneen. amul beneen yoon wax nga ko mais su ma la déggee see kàddu dafay mel ni daal gouvernants yi tamit seen wàll des na tamit bu baax. waaw c'est gouvernants yi. parce que lépp nag lu ñu mënti wax nag ñoom ñooy kilifa réew mi. moo tax ma ne la dafa am yoon yu classique yi nga xam ni ñoom ñëpp foofu la ñu béyee mais dama ne ci situation. est-ce que situation bi ak li nga expliqué nii mu doon yoo xam ne lu mën a nekk la lu possible la est-ce que télé tamit amu ci côté gouvernement bi. est-ce que téléwuñu. xam nga man damay bañ dugg ci en général yéen da ngeen di tëj débat. damay bañ dugg ci ay caractérisation yu mel noonu kenn tëlewul. ku nekk da ngay def idée bi évaluer seet lu mu la jox kii def am idée ni par exemple. nii laay encadrer sama jeunesse nii laay def nii secteur bi lii laa fiy def pour que jeunesse yi am ci wàll secteur bële lii laay fiy def pour jeunesse yi am ci wàll kooku tëlewul dafa di réponse am dafa doyadi
ci problème problème wala développement problème dafa dépasser vitesse de réalisation ay réponse am mais du question wu tële soo ko waxee rek dafay mel ni kii da nga ko condamné terminé dafa tële na bàyyi. non mais non tële ça veut dire que bon daa mënul daal si beneen kàllaama. waaw mais kooku tàmm nañ ko wax fii Sénégal. da ngay gis ku xamul dara ci économie wala à la limite mosu ci xalaat mosu def préoccupation mu jël benn caractérisation waaye ñun mënuñu dara dañoo tële te teguwul wax jooju teguwul fenn il ne faut pas que ñun ñu jël loolu di ko utiliser suñu biir waxtaan parce que ay defarkat la ñu. dañu war di indi ay idées di analyser di wax di wut ay pexe comme ni ma la waxee ni moom laa def waxuma la ni lii ma xalaat nii. ci situation Covid bi occasion bu extraordinaire la xëy na dootul amati xam nga kañ la fi amoon au début du siècle vers les années 1912 lañ fi amoon épidémie bu fort a fort ak situation yi nga xam ne daf ñu interpellé tey addina bi su tolloo fii ñu nekk situation bi nga xam ne ñun ñëpp dañu war arrêté xool conséquence bi nekk nag léegi xale yi jël géej gi mu mel ni dañ leen wax ni tey ngeen mën a am liggéey Europe dañu war a taxaw xoolaat mais duñu xoolaat ñu leen di teree dem Europe dañu xool nan la ñu mën a fexee ba situation bi jëriñu ba ñoom ku ci nekk fi nga nekk nga mën a gàddu sa réew il faut que ñuy répondre yeneen politiciens yi nga xam ni ñoom fii à peu près nii nga may questionné ñoom foofu lañu taxaw ay dafa tëlee mënuñu dara li ñu fi def baaxul temps daal di ni réew mi am na ay richesse yu doy yi nga xam ni suñ ko defoon nii suñu xaalis bi ñuy jël di ko yàq di ko def ni suñ ko defoon nii alors que koo ci jox réew mi du def lu wees lii parce que ñoom ñëpp ci ay yoon yooyu la ñu nekk xamuñu taxawuñu beneen taxawaay ma d'accord ak yow nag léegi ni il y a problème parce que li nga xam ni def nañ ko fi yëpp malgré ça lii di am ñi yore réew mi dañ war a taxawaat beneen taxaw indiwaat yeneen jàngat indiwaat yeneen type réponse yi nga xam ni du caagi nag par exemple lii ñuy def ni ay politique de l'emploi pour dañ ko fiy dindi déedéet dañuy continuer compléter ko parce que dafa am gàpp bu des. am na lu manqué comme ni nga ko waxee yaa ko tudd léegi mooy Covid 19 bi day daal doon transition parce que ci loolu lañ le président Idriss Seck sukkandiku ba dem fekk ji président Macky Sall ci Covid boobu tamit moo waral tey jii yeneen parti yu nekk ci kujje bi ku ci mel ni Oumar Sarr dem fekk ji président Macky Sall mu yaatal ko ba nga xamante ne teg na gouvernement bees mu am ñoo xam ne lecture yu bëri lañ am ci boobu gouvernement d'abord balaa ñoo ñëw ci ñi nga xam ne ñoo dugg ci gouvernement bi ak ni ko Macky Sall doxalee nii d'abord naka ngay jàngatee remaniement ministériel du président Macky Sall bi. d'abord dafa am li nga xam ne da nga koy gëm soog a mën a analyser su may xool. président Macky Sall ak ni muy liggéeyee damay gëm ni kii gëm na li muy def que am na fu mu jëlee réew mi am na fu mu ko bëgg yóbbu te moom laa ciy déglu di xool fan la taxaw avant Covid bi ñëw bi mu gagné élection yi avant mu gagné élection yi dafa ñëw ak Sénégal man kat lii laa leen di proposer parce que fële laa jëm loolu yaa ngi koy gis ci yoonu yokkute gis ko ci plan Sénégal émergent ak lu ci nit mënti wax. yéeneem ak pexe moom la dëxëñ foofu pour avancer réew mi bi mu jógee ci élection yi donc dafa ni sama deuxième mandat la am na nu ma war a taxawee ni mu war a taxawee day réponse yi nga xam ni moom mooy topp ci programme bi nga xam ni moom la lancé campagne am c'est-à-dire fexe ba jigéen ñi mënal seen bopp fexe ba ndaw yi mënal seen bopp fexe ba yenn secteur de développement yi autonomie alimentaire mu indi si ay réponse fexe ba réew mi dugg ci zone naataange. Malheureusement Covid bi ñëw avec toutes les situations qu'il y a posé waat problème mu cohésion nationale posé waat problème mu créer stabilité fii ci réew mi ba non seulement ñu mën a génn ci Covid bi ci jàmm mais itamit ñu mën a génn ci Covid bi retard bi ñu imposé ñu rattrapé ko ba suñu ay programme pour développer le Sénégal à l'horizon de 2025 ici ñu émerger ñu mën ko respecter loolu moo indi tey. ñu xool xalaat ni tey il faut que force vive nation bi yëpp ñu solliciter leen ni leen est-ce que yéen d'accord ngeen ni réew mi daf leen soxla ñun ñëpp daf ñu soxla est-ce que yéen d'accord ngeen ni ñun ñëpp ñoo war a defar réew mi auquel cas ñu génn ci zone kii wax kii xarab kaay leen ñu ànd boole suñu doole mooy loolu mooy base principale bi ku mel ni Idrissa Seck gis naa nit ñi ku nekk naan oui Idrissa Seck dafa décevoir ñi mu décevoir mooy ñi nga xam ni nekkuñu politique comme moom te doon ko bëgg tëj quelque part rek muy def ñi leen neex ñoom pour que ñoom ñoo am opposition buy exprimer wu d'une certaine manière. kon yow d'accord nga ci dem bi mu dem ci président Macky Sall. mais pourquoi pas d'accord ma ci dem bi dama mës a xalaat ni
bi après élection 2000 yi moom war na am expérience bu suffisante pour mu xam ni moom su fekkee rek toog fi naan kii mënul la waratu ko def parce que su fekkee dem nga ak nit ci élection mu gagné la nga demaat ak moom ci élection mu gagné la da ngay respecter sa peuple xam ni yow ñi xëy na yaa gisut mais sa peuple am na lu mu gis pour voter ko nga xool ni kii kat su fekkee yow mii yaa ngi xalaat gis na ni li muy wax moom waxul waxu dof li muy wax mooy jële fii réew mi yóbbu ko fële mais pendant que moom mu ngi gouverner war nga mën am yow loo apporter mais war a toog sa seet rek di xaar moom mu wàcc yow nga yéeg il faut ñu bàyyi loolu te xam ni su élection weesee rek ñëpp dañu war a ànd. mais commissaire yu lecture bi si am ni am na ñoo xam ne amuñu lecture parce que dañoo jël yaakaar ne deal moo nekk ci suuf ñu seen diggante ñoom ñaar. waaw xam nga yéen presse moom. non mais pas presse mais. presse moom loolu moo arrangé. mais pourquoi du am deal ci suufam parce que man du ma wax ak langue de bois c'est-à-dire du ma waxantu. yéen da ngeen bëgg nit ñi di def ay affaires yi nga xam ni ay ci ay woyof du ñu déggoo ay nit suñu bëggee ànd dañuy waxtaanu biir néeg waxu biti jëf-jëfu biir néeg jëf-jëfu biti mais loolu su amul benn réew baaxul donc certainement ñi wër situation bi di ci décider mu Idrissa Seck ak président de la République jox nañu seen bopp possibilité wu communiquer ci li ci biir am fu ñu tënk ñoom seen raison mu communiquer avant ñu wax d'accord nañ ni war nañu wax. mais commissaire nu mën a comprendre ku ne 15 mois ngi nii ñoom ñaar ñu doon déggante di def ay tête à tête ñëpp yaakaaroon ne moom mi ngi ci kujje politique bi ndekete jamono jooju mu waxtaan ñoo xam nga loolu moo jox xalaat ñenn ñu yaakaar ne deal am na ci. c'est parce que yéen da ngeen di déglu ñi nga xam ni loolu moo leen arrangé au lieu que ñoom ñu xalaat ci. non moom moo ko wax moom moo ne 15 mois ngi nii. maa la wax loolu man. waaw dama ne d'accord naa ci ni 15 mois ngi nii ñu ngi wax mais pourquoi duñ wax mais pourquoi rek suñu waxee ñu ni deal dafa am ci suuf lan ngeen tuddee deal man loolu mooy sama problème est-ce que nit ñu déggoo rek li ñu déggoo yéen xamu leen lan la ngeen nit deal ça veut dire que ñoom li ñu déggoo dañuy nasaxal réew mi nasaxal askan wi. nax nit ñi déedéet loo xam ne seen intérêt ñoom ñaara mais pas intérêt réew mi. xam nga seen intérêt en tant qu'acteur politique. mu ngi nekk dans ce qui les ouvre à l'action ce qui les ouvre à réaliser des choses c'est pas ce qui les ouvre à ce que ñu jël réew mi yóbbu ko feneen man foofu laay waxee mënuma gëm ni Idrissa Seck ak Macky Sall bu ñu toogee di wax dañuy wax naan sama waay comme ça ñu jël réew mi def ko ci mbuus nga yóbbu fii li man ma yóbbu fële loolu amul ci diggante ay kilifa yi nga xam ne dañu dem ba nekk ci bopp réew ay kilifa yi nga xam ne dañu dem ba bu ñu génnee ay nit topp seen gannaaw loolu am foofu bu ñuy wax dañ naan man de d'accord naa yow fii nga taxaw nii d'accord naa yaa fi nekk man fii ma taxaw lii laa gëm tey mais malgré li ma gëm war na nu mën a waxtaan mais ci lu ñuy waxtaan est-ce que xalaat nga yow benn bis ni ay ñaari nit ñooyu war na mën a toog di complot wu détail ay complot wu épicier nanu d'accord nii c'est des responsables au niveau le plus élevé du pays que li ñuy tuddee deal yomb rek la bu nit ñi wut ci waxtaan parce que il faut que nit ñi dem réfléchir yi nit ñi naka la ñu mën a fexee ba ànd ñun ñu nekk fii di leen xas. mais tamit commissaire démocratie dafa soxla opposition. dafa soxla opposition. du ne dañuy nekk ci couvert rek ba ñëpp màngaane wutali ci njiitu. mais modèle situation de compétition démocratique bi ngeen bugg moo ñu sonal yéen da ngeen bugg kii nekk fii opposé kii nekk fii mën nañ dem ci benn consensus national bi nga xam ni divergence yi dañ leen di teer li tubaab di wax. mais loolu commissaire musiba lay doon parce que dëkk boo xamante ne ñëpp dañoo bokk fi ñuy xool. loolu musiba lay doon dina des parce que bu fekkee ne divergence dañ koo teer. dina des toujours kii dirigé du am ko ne kat jaaral fi war a jaaral dina des toujours ñu bokkul fi ñuy xool mais dafay am moment yi nga xam ni dafa am ñuy bokk fi ñuy xool nekkuñu ci woon dañ ciy agsi nous sommes dans un pays fii pour la première fois benn coalition téye Sénégal pendant 8 ans mu dëgër nekk fi muy Benno Bokk Yaakaar nit ñi war nañu d'accord ni ki mën a taxawal loolu di ci dund pendant 8 ans te kenn waxu ko vraiment chapeau. kon loolu nga gisee léegi ku jël politique bi Idrissa Seck dem na ban lecture nga ci am nañu yaakaar ne Ousmane Sonko moo jiite opposition fii. non waxuma ay jiite opposition ñoom nañu régler seen jiitante. mais ku jël politique bi réalité la bi nga xam ni Malick Gakou nee na ci la des ba léegi. parce que Malick Gakou projet présidentiel présidentiel am daf fi des ba tey xam naa ko
dama gëm ni effectivement fii mu waxee moom fa nekk bi ñuy wax naan Malick Gakou va rejoindre la coalition présidentielle gëmuma ko. mais ba léegi waxagul lu leer de. ah si donc su waxul lu leer yi tamit ci biir bopp nitam. gëm naa ni fi mu nekkoon fa la nekk mën na nag circonstanciellement mu daal di de manière stratégie boppam dinaa woyofal ba dugg fële. mais Malick Gakou ne changera pas. da nga gëm ne daal moom njiite réew mi moo ko soxal. njiite réew mi moo nekk ci boppam depuis toujours. tey nga jël Abdou Mbaye mu ngi fi Sonko mu ngi fi keneen mu ngi fi keneen mu ngi fi lu tax ngeen bugg rek kut fii ku jéggi nekkoon mu nekk fa nit ñi duñu changer d'attitude pourquoi est-ce que duñu même fàq Benno Bokk Yaakaar créer beneen coalition bi nga xam ne day demaat léegi pourquoi est-ce que parti yi duñu évoluer changer waat encore changer tout changer leneen ñu dem ci beneen épisode vie politique bu sénégalaise nanu nangu loolu dynamique boobu moo ñuy sauver c'est pas dynamique bu ñu am Idrissa Seck mu contre Macky Sall ñu jëm l'an 2024 kii contre que il faut que mu évoluer. mais damay ñëwaat tuuti si mbirum Idrissa Seck mi dem fekk xam nga dafa am loo xam ne dafa déranger nit ñi moom mooy li nit ñi comprendrewul parce que dafa ne woon moom li ko desee dootul jël ci poste boo xam ne dëgg si décret lay aju. mu daal di koy nangu donc mu am ñoo xam ne dañoo jàpp ne suñu politique yi jamono ji dañoo am problème mu kàddu. non politique du noonu. ah kon politique àndul ak kàddu kon politique da ngay waxul tey du noonu tey jii. opposé wu dafa neex parce que boo opposé wu lu la neex ngay def ku la neex nga àndal ku la neex nga séparé wu coalition jot na bi mu ngi explosé. d'accord nga. Sonko amul fu mu jaarul ci xas nit ñi gis nañ ko mu toog ak Ablaye Wade mais fàtte nañ ko moom opposition la nekk lu ko neex mu def. mais pourquoi est-ce que duñu d'accord ni flexibilité boobu dafa am ci li nit ñiy jël parce que réalité wu tey bi may wax lii ak ëllëg il ne faut pas que ñu intoxiquer population bi ba dootuñu réfléchir ci li mu gis ci kanam ba dootuñu d'accord ni politique la politique ay moment la politique ay décision la tey li nga xam ni moo yóbboon Idrissa Seck mu wax loolu bi mu demee ba échoué une fois ak Ablaye Wade échoué 2 fois ak Macky échoué 3 fois ak Macky xoolaat boppam war na xalaat ni moom kat carrière am des na ci stratégie boppam moom war na mën a taxawal li nga xam ni su ëllëgee daf koy permettre moom mu mën a fittiwaat feneen taxaw mën a compétiraat feneen mën a doxal ci wàllum politique ñu ngi may wax ne xam naa temps bi des bëreetul mais duñu am ak yow jotaay ba jeexal te waxuñ ci wàllum drogue. waaw parce que ni nga jiite woon OCRTIS nga am ci taxawaay vraiment léegi dañoo gis ne une semaine du jàll te dégguñu ne saisir nañ ay quantité bu doy waat ci wàllum drogue. xeex bi fii ci drogue fii ci Sénégal lan moo waral chaque fois nit ñaa ngi xeex suñu takk der yaa ngi dafay effort mais ba léegi ñaa ngi koy jëfandikoo mi wéy di tas ci société bi. mais drogue même bu ñu demee sax ba dominer phénomène bi du doon li nga xam ni daf fiy jeex parce que àddina noonu la tëddee. tey ñun li tax mu xaw a tar ci suñu boor nii c'est parce que simplement drogue business la ñi ko yore dañuy wut alal. te mu nekk la ñuy taxawee tey boo xoolee yoon yi mu daan jaar avant yoon yooyu yàgg nañ fa jaar ñi leen di contrer foofu yàgg nañ leen contrer dañuy wëlbati seen ay yoon choisir ay endroits yi nga xam ni dinañ fa mën di jaay si drogue te muy endroits yu bees ay clientèles yu bees mais choisir endroits yi nga xam ni tamit si bett bi ñu leen di bett suñu sànnee fukk juróom-ñett yi dina dem. loolu mooy problème bi ngeen comprendre ni du ay baana ñooy def drogue ñi koy def ay nit yu xarañ parce que loolu mooy seen métier suñu xësee ba jël la sa zone bi il faut nga dem ba jeexal veine bi ñu dem ba nga dab leen ba jàkkaarloog ñoom ba ñu xam ni fii mu nekk seen affaire ngi yàqu ñu soog a reculer mais tant que ñoom ñu ngi téye veine bi di avancer ñun dinañ xeex dinañ am ay saisie mais dites-vous que ni tant que bàyyiwuñu ça veut dire que fii seen affaire ngi neex fii. loolu mooy tax ñuy am ay problème yu mel ni ay gaal yu fiy jaar def ay tonne drogue loolu mooy tax aéroport bi tout le temps muy am drogue loolu mooy tax ay réew yi ñu wër yi la ay consort fu ci nekk am na ay sites yi nga xam ne dañ fay denc drogue loolu il faut que ñu d'accord ci loolu d'accord ni xeex bi dina yàgg mais c'est pas parce que ñii xeex drogue bi defuñu dara mais c'est parce que ñi nga xam ne ñoo ñu song ñoo doon song États-Unis am doole ñoo doon song États-Unis te ñooñu dañu subir bay dem Amérique latine di xeex ak ñoom si seen terrain ñoo song France song feneen ba ñooñu dañu subir
te ñooñu doon bugg continuer di song mais fu leen di jaar dañ leen di wër ndomba jaar ci ñun pour mën a dugg ci ñoom. ñu koy jaajëfal bu baax a baax commissaire Cheikhna Keita la commissaire balaa ma tëte quelques secondes politique ba léegi yow acteur indépendant nga ci mais est-ce que tamit doo dem fekk ci mouvement Benno Bokk Yaakaar bon coalition Benno Bokk Yaakaar. vous savez nit da ngay am kàddu. man dama kàddu dama gëm ni réew mi ci sama gisin pour mu jàll il faut que ñu nangu ànd ak Macky Sall ci appliquer politique yi mu déterminé. kon kay dem yaa ngi Benno Bokk Yaakaar. non maa ngi ci coalition élargie Benno Bokk Yaakaar avec le rappel. rappel mooy mouvement bi nga xam ne ay libéraux ak ay acteurs politiques indépendants waaw ñoom ñoo ko formé pour maintenant appuyer le président de la République. tey bu jaree yeneen jéego ci li nga xam ni mooy tax ma gën a mën a jouer sama rôle je ne l'exclus pas mais dama nekk ci dal ak tey bu ma permettre man ma tax xalaat ni lii may def fii ma taxaw déjà nga woo ma fii laaj ma déjà position la bu mën a exprimer bu mën a pousse su jaree leneen dañu jël ay décisions. xalaat nga liggéey ak président Macky Sall kon. xalaat nga liggéey ak président Macky Sall kon. ndax xalaat naa liggéey ak yaa ngi koy mbébét wala espérer foo xamante ne. wax naa la man nit ku dal laa. fii ma toll nii lépp luy jëmale sama réew kanam. xaaruma ci kenn. bis bu ma gisee yi tamit ku ma ni fii kat soo fi taxawee di nga mën a jàpp ci liy jëme réew mi kanam je ne vois pas pourquoi est-ce que du ma ko def. ñu lay jaajëf sa mot de la fin lan lay doon. mais sant yàlla bu baax a baax ci invitation bi bon comme ni ma ko waxee tout à l'heure wax ci public ci télévision média dafa jafe yombul. donc lépp li nga xam ne wax nañ ko fi xëy na demul ñu ngi koy jéggalu suñu yéenee doon toujours di wax li nga xam ne day jëriñ askan wi di jëriñ réew wasalaam. ñu koy jaajëfal bu baax a baax commissaire Cheikhna Keita la moom nag acteur politique indépendant la comme ni mu ko expliqué léegi jiite woon fii OCRTIS nga bànqaas la buy xeex lépp lu jëm ci wàllu drogue ak xeetu ñoll ñu leen di jaajëfal yéen ñu doon suivre Diaw Fara moo nekkoon ci caméra yi ba beneen incha allah jàngeen jëf. Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko suñu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal.